Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs de la Kaolack TV. Encore une fois, ñu ngi waat ak yéen ci seen plateau émission à vous la parole, à vous la parole. Tey di recevoir Fadel Barro, l'ex-homme fort de Y'en a marre. Aujourd'hui ñu orienté wu vers la politique, mën nañu ko wax lépp dina ci tontu ci biir li nga xamante ni mooy débat bi. Candidat à la mairie de Kaolack, njiital jàmmi gox yi, moom ki nga xamante ne mooy Fadel Barro boobu la ñu war a taseel. Waaye tamit nag bala ñuy door comme ni ñu koy defee rek ci à chaque fois ak téléspectateurs yu Kaolack TV ñi nga xamante ni yéen ñi seetaan na ngeen ñu tegal seen ay produits ci suñu ay table ñu daal di leen koy jaayal ba faaw sur la Kaolack TV. May gërëm sama caméraman bi nga xamante ni à chaque fois mu ngi ànd ak moom tey ñi ngi ànd ak waa Kaolack TV yëpp di gërëm ñi nga xamante ni aussi ñu ngi ñuy seetaan à chaque fois di ñu demander seen ay invité tey Fadel Barro lañ leen indil xanaa dañ leen di bàyyi rek mu daal di nuyoo ak ñi nga xamante ne ñooy téléspectateurs yu Kaolack TV. Fadel ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay te di nuyu bépp képp nit buy seetaan Kaolack TV di am yaakaar ne lu ñu fi àddu dana am njëriñ ñeewal waa Kaolack ñeewal Sénégal ak àdduna gépp. mu nga ok gis ngeen ni mu ko waxee noonu lañ koy daal di doore. Fadel Barro wax naa leen ko sànq ex homme fort de Y'en a marre, yaakaar naa kenn dootu ko présenté, mais comme à l'accoutumée l'émission day demander à chaque fois ki nga xamante ne mooy invité bi mu jaaraat ci jaar-jaaram ci tënk rek. Fadel Barro de Y'en a marre, aujourd'hui candidat à la mairie de Kaolack, mais boo buggee boo mënee ñëwaat ci li nga xamante ne mooy sa jaar-jaar balaa ñuy rek xuus tuuti ci émission bi. waaw man maa ngi fii nga ma fekk fi laa juddoo muy Medina Baye, fii laa yaroo, fii laa dalee daara balaa ñu may dugal école publique ma jàngee école Sam fii ci ginnaaw jógee fa nekk collège CS1 bu lycée Valdiodio Ndiaye, ensuite lycée Valdiodio Ndiaye, après dem université jaar faculté de droit, après ma dem defi journalisme. Bi ma defee journalisme pendant 5 ans ak communication. ma liggéey ci journal bu ñuy woowee Le Quotidien ca njëlbeenam ca tàmbaleem, liggéey ci hebdomadaire d'investigation et d'enquête bu ñuy woowee La Gazette, bokk ci ñu sos Y'en a marre, bokk ci ñu sos Afrique yi mooy kuréel gi nga xam ne mooy dajale ndawu Afrique yi nga xam ne gëm nañ ne Afrique mun na jël beneen yoon bu dul buñ ko traceel waaye bu ñoom ndawu africains yi traceel seen bopp. bokk ci ñu ko sos te di ko jiite ba léegi. jiite fi aussi doon lëkkale yëngu-yëngu yi maanaam coordonnateur ci kuréel gi nga xam ne moom la ñuy woowee kuréel guy buy aar ak a sàmm reeteetkat yi maanaam les lanceurs d'alerte. loolu maa ngi ci ba barki démb bi may engagé wu en politique. ma bañ conflit d'intérêt ma suspendre samay activité foofu pour nekk nag tey jii bokk ci ñu sos jàmmi Kaolack bokk ci lu jur jàmmi gox yi tabb ma comme candidat ci mairie bu Kaolack. su ma ko doon tënk ci sama jaar-jaar loolu laay wax. mu ngoog mais ñu gis ay weer yi néew woon mën nañu ko wax Fadel Barro def un point de presse fii nga xamante ne moom la fekk baax ci Medina Baye daal di wax xamle ne dakkal na lépp luy yëngu-yëngoom jëmale ci Y'en a marre ci jamono joo xamante ni Y'en a marre mu ngi woon ci ay jafe-jafe ñaar ci ay say àndandoo ñi nga xamante ni ñi ñooy police teg leen loxo ci ay mbir yoo xamante ne xaj na jaru sax ñu ciy dugaat mais ci jamono bi nga xamante ne moom la Y'en a marre soxla Fadel Barro daal di quitté pour orienter wu ci politique. Est-ce que loolu nekkul loo xamante ni day góor tànk mouvement bi di Y'en a marre. déedéet da nga juum. Y'en a marre maa ngi joxe coordination bi léegi toll na ci lu ëpp ñaari at. te di ëpp ñaari at. mais bi ngay dakkal sa yëngu-yëngu. moom laa lay wax ba may dakkal sama yëngu-yëngu yi ci Y'en a marre boobu ëpp na ñaari at nekkatuma coordonnateur Y'en a marre ba ma koy def dama ko def ngir sàmmanteeg sama kaddu. parce que man maa fi jug di xeex présidence à vie buñ ne nag présidence à vie yemul rek ci kuñ tabb ci njiitu réew mi waaye def di Sénégal boo ko seetloo même ASC football buñ la ko dénkee souvent da nga cay ngoy ba ay yeta la fay jëlee wala nit ñi sax mu jige dañuy mer créer beneen ASC à côté moo waral gis nga ASC yi nu ñu fi bëree. boo xool ci société civile bi ma bokkoon da ngay gis benn nit bu jiite benn société civile ba bakkan moo ko fay jëlee. parti politique yëpp Sénégal yëpp laa la wax néew na nga gis ci parti politique boo xam ne ni da koy jiite àpp bàyyi jox keneen mu jiite àpp bàyyi keneen mu jox ki jiite àpp. dafa bokk ci li ma dugal man ci yëngatu même ci biir Y'en a marre xeex doxalin boobu parce que démocratie laa gëm
te dama gëm ne mooy tax association ak kuréel lu ñuy teg mun ñu ëpp ñun bu ba mun ñoo mag ba keneen mun ci jot def ci leneen lem ci xalaat moo tax ñaari at ci ginnaaw ma dakkaloon samay activité comme coordonnateur Y'en a marre waaye nag Y'en a marre ay jikko la Y'en a marre koy xool kuréel association bi nga xam ne mooy ña fa nekk xamuloo ko ndax Y'en a marre bañ koy samp dañ ko sampoon ci ñaari taxawaay benn bi moom la nit ñi gën a xam mooy la Y'en a marrisme comme action contestataire vis-à-vis ku ñu fal mais am na beneen Y'en a marre boo xam ne nouveau type de sénégalais la te ñaari benn bu ci nekk dafay wéyal démocratie ba pare di wéyal ay proposition pour que suñu jikko yi ci citoyenneté ñu gën ko doxalee noo xam ne mooy li gën ci réew mi yooyu jikko nga xam ne moo sampoon Y'en a marre kenn du ko bàyyi loolu ci man la bokk Y'en a marre sax daf ma cee fekk parce que ba may sos Y'en a marre di ko sosandoog samay xarit li ma gëm laa ciy wax ne nañ ko ci boole mu bokk ci loolu nag mi ngi ci man ba tey loolu du ma sa jug ci man kuréel gi Y'en a marre nag du ma ko jël dénk ko keneen koo xam ne muy Alioune Sané mu ngi ci def liggéey mucc ayib ba pare ma ne ci wëtam bëgg ko gën a def liggéey bi te moom lañ ko dénk moo tax xëy na nit ñi gisuñu ma ci biti may wax ak a wax parce que am na tey ñu koy waxal am na ay ndaw yu ñu formé ñu téye ko ŋànk ko doo leen gêné mu ngi mel ni tey ji Ablaye Wade amoon benn palais ci wotu ab Macky Sall lu Macky Sall doxal mu ne ko déedéet nii lañ koy defee na gendarme bi ñëw gunge ma yóbbu leen nañ waxee ni réew mi non budget bi nii lañ koy defee déedéet boo demee ba jox keneen da nga koy bàyyi mu liggéey doo ko gêné surtout bu dee leader bu mag la comme yow looloo waral nit ñi gisuñu ma ci yenn combat yi may tax te teewut jamono ju ne bu askan wi soxlaa ma xam ne lii sama kàddu wax naa ci àddu jug naa ma yëkkati ko bu ñaari at yooyu weesoo nee naa la diggante ñaari at yooyu yëpp ci laa nekk ci kuréel gu ñuy woowee PLAF parce que man dama métier balaa may dugg ci Y'en a marre Y'en a marre it bi ma fa nekkee ci juróom-ñetti at yu ma ko téye dafa jëloon sama temps trop ba presque mënu ma def leneen ma jox ko àqam ba mat sëkk bi ma demee nag ba gis ne àqam tey jii joxe naa ko keneen yore ko ci laa dem dugg ci kuréel boobu ñuy woowee PLAF maanaam kuréelu yi aar ak a sàmm retraitekat yi ci Afrique ma jiite ko ci Afrique yépp bu ma neexoon sax ma def ni ñeneen ñi téye foofu téye ko des fa téye ko ba pare ñëw nekk candidat waaye gëw ma ne loolu dina doxale jëmale réew kanam gëw ma cumul de fonction moo tax ma bàyyi tamit kuréel googu suspendre fa samay activité ñëw fii toog ci Kaolack di toppatoo candidature bi du sama yëfu bopp man ay ndaw la yu jug taxaw gëm ne seen gox mun na am beneen xar-xaram gëm ne politique mun nañ ko doxalee neneen ñooy dañ soppantal góorgóorlu ci liggéey ci. mais bala ñuy si Fadel ci li nga xamante ne mooy Kaolack ak candidature Kaolack li may wax léegi mooy question bi nga xamante ne moom laa bëgg nga éclaircir ko bi Fadel di nekk ci bopp Y'en a marre amoon na benn esprit boo xamante ne moo fa nekkoon kenn daanu leen dégg ci lenn kenn daanu tudd sax Y'en a marre tudd politique mais actuellement ñenn ci Sénégal yi sax boo leen tuddee Y'en a marre ñu ne mouvement politique la parce que peut-être idée yi dafa changé wala Fadel dafa dem lu bëri changé ci mouvement Y'en a marre. soxna si man du ma tontunte ci sujet boo xam ne polémique la ay sujet wu appréciation nit ñi. mais nit ñi ñoo leen apprécier woon na ngeen am tolluwaay bi ngeen am fi ñu toll nii. appréciation nit ñi boo ciy wax da ngay jël bu benn nit nga wax ci boo ne diw sàngam xalaat na lii la wala sondage sàngam wala étude sàngam lii la wax parce que lii am ba sax moo Y'en a marre bu mu juddoo ba tey jamono ju nekk am na critique bu ñu teg ci kawam. mais man tey nekkuma fi pour di waxal Y'en a marre dama ci bañ a perte temps parce que ba ma ci toll dama ko def tey jii du man maa koy toog di ko défendre rek expliquer rek sàmmalo ne mais li ma la ci mën a wax mooy jamono ju nekk am na lu ñuy wax teg ko ci kaw Y'en a marre ba ci njëlbeen la doon wax Sidi Lamine a nekk seen ginnaaw kii a nekk seen ginnaaw Moustapha Niasse a nekk seen ginnaaw Saalum yi la ñu ne non non faramason yi la non non étranger yi la non non tubaab yi la non non américain yi la non non Soros la jamono ju nekk Ablaye Diak la non Lamine Diak safrullah jamono ju nekk am na lu ñuy teg ci kaw Y'en a marre tey jii bu ñu leen tegee leneen ci seen ndodd it du lu ma bett parce que bépp action booy teg ci àdduna am na ñu ko gisee nii am na ñu ko gisee saafaan ba yow nag li ngay def fexeel ba mu yitteel la te ñor ci yow ba nga xam ne nga des ci li nga nekk mais boo toppee buzz bi ak waxu nit ñi da ngay dem ba dépendre ci nit ñi te nit ñi la ngay def bu ñu ko mënoon def ko dañuy xaar ngay def ñuy wax man dama bokk ci ñi nga xam ne nag bu ma xasee ba xàll ba bip nekk ci yoon la cay nit ñi di wax dinaa ko déglu de ndax bu ma ci xoolee ne xam ne lii njuumte la ci man ma soppantal ko
waaye duma ci nekk di commenter ka wax parce que boo buggee yéeg ci kaw garab te ku la wàcc xeer nga sànni fayu doo yegg dégg nga mam moo tax su ma sañoon ñu wax ci li nga xam ne tey jii mooy li nga xam ne amal na solo sénégalais yi li amal solo sénégalais yi du lan la nit ñi xalaat ci lii wala nit ñi xalaat ci lële réew mi dafa am fu mu toll Kaolack gii nga xam ne fi nga ñu fekk nii am fu mu toll yow nga yore média bu tudd Kaolack TV pour man Kaolack TV waaw li xew Kaolack la war a wane mais bu nekkee ci sujet national yi léegi mu mel ni Walfadjri wala mu mel ni TFM amul njëriñ parce que su boobaa na ko tuddee Sénégal TV alors comprendre li ma la bëgg a wax nañu fexe ba bu ñuy wax ci Saalum ci Kaolack gi ñu génnee ak mellal lan mooy Kaolack tey fu mu toll yan xalaate fi nekk ñan ñoo ko bëgg a soppantal ku ci nekk luy sa force lan mooy sa faiblesse ak naka la ñuy def ba génn si jafe-jafe yu ñu nekkee nii. mais xam nga tey dugg ci Y'en a marre mënul ñàkk jaar jàll la parce que foofu lañ la xamee il faut ñu jaar ci Y'en a marre mais suñu ñëwee un peu ci politique Fadel di ma ko waxee sànq quelques mois ci ginnaaw nga def benn point de presse Fadel Barro nekk maintenant ci benn coalition bu tudd Jàmmi Kaolack doonoon benn sujet après li nga xamante ni mooy point de presse bi lan moo tax Fadel ne Jàmmi Kaolack comme si Kaolack amul jàmm parce que ñu bëri noonu la ñu ko gisee woon nous on était là si point de presse bi Fadel di expliquer mais bi ñu génnee ñu bëri dañuy demander pourquoi Jàmmi Kaolack alors que Kaolack a des politiciens yoo xamante ne ni ñu ngi doon travailler ci li nga xamante ne mooy jàmm mais Fadel dafa ñëw indi concept Jàmmi Kaolack lan moo taxoon concept bi nga choisir ko comme Jàmmi Kaolack. xam nga parce que ñun dañoo dem bay doxee xelu jàmbur. parce que buñ ne jàmm rek suñu xel dafay dem ci paix te paix tekki tubaab la day tekki jàmm te du jàmm ëpp na ko jàmm ko gën a mag parce que boo ne paix tubaab daf naan absence de conflit la maanaam fu xeex amut mais ñun buñ ne ma mën a la yow mbaa jàmm nga fanaan xam naa ne démb xeexoo xam naa ne bombardé wuñ la geeroo bu mën ne la mbaa sa yaram jàmm xam naa ne sa yaram xuri wuñ ko dama ni bu fekkee ne li fi nekk nit ñi dañ jàpp ne jàmm la man jàpp ma ne jàmm la. ah bon déedéet Kaolack métier bi fi gën a dox lan la. Jakarta yi ci 2016 am na étude bu ñu doon def pour normaliser ko ñi ngi ko doon évaluer à 15000 Jakarta ci biir Kaolack 2016 laa la wax. kon tey jii boo ko doon def estimation mun nga ne toll nañ ci 30000 lu ëpp 30000 maanaam fanweeri junni Jakarta ci Kaolack. donc moo fi nekk première mbir bu fi joxe liggéey Jakarta gis naa ci ay maîtrisards yu koy def gis naa ci ay ingénieurs yu amut pexe di def Jakarta ndax loolu jàmm la nga dem ba jàng ba toll ci ba yey kayit nu koy wolof di waxee amuloo beneen possibilité ci sa gox bi nga dëkk lu du dawal fa Jakarta te dawalum Jakarta baax na parce que y a pas de sot métier mais bu sa feebar jabar feebaree sa fitna judd na ndax du ko faj ndax tabax na kër ndax am nga ci caisse de sécurité sociale ndax am nga ci retraite boo demee ba am 60 ans 70 ans da ngay ko ñu dawal Jakarta pour yor sa njaboot boo waree ngénte sa fitna juddu boo accidenté sax boo demee hôpital duñ la gaaw a toppatoo ndax ñaan amut lu mu fajoo loolu xew ci gox ndax loolu jàmm la ku jàpp ne jàmm la man jàppewu ma ne jàmm la dinaa ci góorgóorlu pour ñu am li gën lii. tey jii boo feebaree nga dem hôpital bu mag wala nga dem ci case de santé yu ndaw yi li ma gis tey rek maa ngi koy publier di ko wane fële ca Coofak ci côté Médina Est na le fa Cheikh Tidiane li nga gis suñu centre hôpitaux yi suñu fu ñuy fajee Kaolack waay benn boo ci dem li fa nekk fitna la parce que noo waxuma la sax ñàkk matériel waxuma la ñàkk hygiène waxuma la ñàkk docteur parce que ay tuuti docteur la ñu am infirmier yi nga xam ne dañuy dem sax ba nekk ay lu ñuy woowee dispensaire comme fu mel ni bu fi bi Médina Baye bi doo fekk médecin doo fekk docteur ay infirmier ñoo ko ŋàbb nga foog ne loolu jaadu na loolu jàmm la ndax loolu jàmm la accès ci santé de qualité ci kaw la quoi dafa jafe fii dañ lay jox paracétamol rek nga dem te sax paracétamol pour ñun ñu am doole la mais am na ci gox-goxaat yooyu dem dugal biir Fass Cheikh Tidiane wala nga dugg biir Ndar gu ndaw ci jafe-jafe yi wala nga dem ci ñu sañcaani ca ginnaaw sing wala nga duggee ko côté bi ca gannaaw ngaan parfois ñu dana feebar jot ci paracétamol sax jafe na bu mu soulager boppam loolu jàmm la te nag tawagut bu tawee ñi ma lay wax nii yëpp ci loo xam ne sax jarul ñu ne inondation fu ñu dëkk
ñenn ñi buy commencé asamaan si di commencé xiin ñu naan bët sebbi na seen fit dem na ñu ngi xool fu ñu luwee jee ñenn ñi boo demee fii ci ginnaaw ci booru tan ba da ngay gis ay dëkkukaay yoo xam ne nit ñi ay handicapé lañ mënuñ dem fenn dañuy dëkk ak ndox mi juróom benn weer yu mu seen kër yi tooy xepp loolu jàmm la ñu dëkk ak bu tawee tuuti dëkk bi fees dell ndox mi amul fu mu jaar ndax bañ ko doon xàll fañ doon jaarale ndox yëpp yàq nañ ko te dégluwuñu laajuñ ci suñu xalaat loolu jàmm la. da nga jàppoon ne da ngeen ci war a am kàddu. du am kàddu dañ ko war a faj indil ko saafara ndax ñun ñooy doomu Kaolack mel ni dafa jàmbat ay doom yu baax ñun anañu ndax loolu yàlla fi ñu koo teg wala suñu seetaan moo ñu indil lii loolu la ñuy wax ne du jàmm ju ñu digoon bokk wala mun nañ am li ko gën ndax ñun dañoo tukki dem ci réew yu fasantikoo gis nit ñi lan la ñuy dundee ñu xam ne kenn gënuñu lu tax ñun amuñu droit li ngay stan ci télé yi di ko ñeemantal ba ngay daw di génn dëkk bi ñun ñëpp ñuy uti bitim réew wala bitim Kaolack lu tax mënuñ ko am suñu gox am na dëkk ñu gën a tàng fuuf demal ci ay Dubaï ak yooyu te lépp lu ñu am ñun am nañ ko muy gaz muy pétrole muy am njàng muy lépp lan moo ñu téye ñu dépendre ci ay quelques politiciens ñu ñëw di ñu jaay alal ak quelques marabu ñu ñëw di ñu jaay ne ñun kuñ ànd ak moom ngeen di ànd ak ba kañ ani xam-xam ani dignité doomu aadama loolu yëpp moo tax ñu ne jàmmi gox yi moo tax ñu ne jàmmi Kaolack ku ci gis na nag da ngaa nekk ci jàmm xalaatal ki nga dëkk ak sa dëkkandoor ndax moom mi ngi ci jàmm jàmm ji ñëpp a ko war a jot jàmm ji ñëpp a ko war a jot loolu nag la ñu samp def ko comme philosophie politique parce que dañoo tàmm ci suñu réew boo newul socialisme kenn du la déglu fan lañ ko sosee ak nan lañ ko sosee ak ku ko moom ak ñan la taxoon a jóg wala ñu ne libéralisme diw libéral la. ngeen ñëw indi politique autrement. jàmm ñu jël jàmm samp ko comme mu nekk philosophie politique boo xam ne maanaam sa rëg-rëg ak sa yëngatu ci politique lépp loo ci yëngatu da ngay ut jàmm nit ñi yërmande ci nit ñi soulager leen seen jafe-jafe. tey ak jàmmi Kaolack ngeen dem ba soppi ko def comme coalition jàmmi gox yi mu porté la à la candidature de la mairie de Kaolack nga war a jogante ak ñenn ñi nga xamante ne nii ñoom itamit jàpp nañ ne léegi ñoom mooy les hommes forts de Kaolack. tey Fadel Barro candidat à la mairie de Kaolack surprise pour certains. normal pour les autres. ñii ne war na mën a nekk ñii ne surprise la où était Fadel Barro durant tous ces temps ba tey mu ñëw ne dafa bëgg a doon candidat à la mairie de Kaolack. yàlla xamut li nga bëgg lu jot la xam. tey la am yëg-yëg ak doole ci suma biir xol ak suma xel ak sama énergie ne tey la ñu war a mën a sàmm jàmmi Kaolack tey laa pare tey laa ñor ba ma demee ba yëg ne pare naa pour dugg ci lii ndax beneen xeex la man du ma duggantu ci mbir lépp lu ma ci dugg naa ci def fulla ak fayda ak jot gi mu raar ba ma ko demee ba yëg ko war ko def dama dellu sama dëkk def ko muy Kaolack defuma ko faneen benn ñaareel bi bañ koy sos it ñëwuñ ne ñun rek a xam ñun rek a mën kaay leen ñu topp leen ñu def ko dañu dem xool ci Kaolack ñi ñu fa xam ne ñoom lañ fa fekk ñuy rëj di yëngatu ñooy nan lañ àndee parce que Kaolack musuta ñàkk doom ju jug di ko taxawu damay faral di wax ne bu fekkoon ne ci suñu maire yi rek lañ dépendre wala suñu préfet état ak autorité bu doon ci ñoom rek la ñu dépendre jamante nañu ay paaka bu yàgg wala ñu lekkante ndax yërmande yuy wàcc ci ñun ñoo koy góorgóorlu ci quartier yi suñu yaay yeeg suñu sœur yi nekk ci tontine yi ci leket yi ci caabi yi xalaat bu nekk xalaat nañ ko pour dimbali suñu bàyyi ci kër yi dem bu jamono ji nga xam ne bàyyi amatuñ ci luñ jàpp ñu nekk ci kër yi di xarañ suñu xale yu góor yi ñii ngi ci jakarta yi ñii ñi ngi ci association yi ñii ñu ngi ci ASC yi di def ay formation femmes yi transformation defar saabu defar lu nekk dugg nañ ci pour yore kër yi xam-xam yooyu ñuy woowee xam-xamu résilience maanaam góorgóorlu gi nit ñi di góorgóorlu ci ay association yi fasanti ko moo téye dëkk bi ba léegi ndax moo téye kër yi léegi ndax xam-xam boobu mënut a yegsi ci mairie bi lu tax ñooñu noonu bu ñu dajaloowee du ñu nangu seen mairie te duñ ci xaarati kenn jël la fa nekk ñu delloo ko ci xam-xam ak seen rëg-rëg gi ñu nekkee pour que Kaolack baax jàmmi bi ñu ñëwee ci loolu la ñu def ci loolu la ñu tracé wu maag sumay ñoñ dañoo ànd dajaloo ñi nekkoon fële gis nga ñoom góor gi jàll ñu ngi woon ci yeneen kuréel ay deewoo ay pesek ku ci nekk amoon nga ci kuréel goo doon def dañ jàng ci ñoom ñu ne nag bu ñu boolowee dinañ nekk une énergie une force ñu dajaloo
bu ñu dajaloowee aussi am na lu ñu loi bi teg pour ñu mën a bokk ci élection yi parce que soit da ngay dem nga bokk ci coalition yi fi nekk damay wax nit ñi ne leen bu doon ak pal kese ma tax a jóg man Fadel Barro man mi mu concerné directement ku nekk di nga waxal sa bopp mais bu doon ak pal rek ma tax a jóg amoon ko ci Macky Sall moo gën a yomb parce que bu dee benn fan sax yoreel na ma ko te man yorelu ma ko c'est lui qui me doit ndax bokk naa ci ñu téye Ablaye Wade ndax moom mu falu su ma fa demoon ne ko léegi d'accord naa ci loo bëgg rek dama bëgg a nekk maire Kaolack mu jàpp ci su ma demoon ci kujje gi muy Ousmane Sonko wala muy Khalifa Sall ne leen xëy na Yewwi amu leen candidat bu taxaw Kaolack jël leen leader sollicité bi comme ni ko ñoom Ahmed Aïdara defee ñu jël ma mais du ak pal kese ma tax a jóg dañu ñëw taxaw samp ngir discours ngir wax ak doomu aadama yi moo tax buñ tollee ñu ne ñu àlla fokk ngeen am coalition ñu góorgóorlu ji rëj-rëj ji dem ànd ak suñu yeneen ñu mel ni ñun ci biir dëkk bi ñu mel ni ay Goudomp debout ak ñoom Olivier Boucal fële ca Goudomp ay audit ca Thiès ñu dajaloo cotiser suñu bopp teg suñu 30 millions ne duñu aajo ci kenn ndax suñu bopp la ñu gëm te dañu war a xàll yoonu ndaw ñi ci lañ ko utal couleur muy bleu bii muy nekk yëkkatiku guñ ci ut ndax asamaan dafa yëkkatiku ñu roy ci moom ak suñu piccim ramatu bi ndax am na ñoo xam ne tànn nañu bopp fas ñenn ñi tànn mën nañu bopp xaj wala lu leen neex picc bi nga xam ne kebetu rek lay def déedéet picc ramatu kenn du ko sex waaye boo ko dégloo mu wax la ci ku mën a dégg ak ku am dégg-dégg te sax génn ci yëfu doole yi ay gaynde suñu réew gaynde la ginaara ñu noot lu topp njut 3 téeméeri at ba léegi mënuñ cee jóg France loolu waruñoo yee ñu bàyyi ci imaginaire affaire doole yi man segg laa man lii laa nañu dem ak xel ak jéem a déglu ramatu lan la ñu wax te am na leneen lu ñu ramatu jàngal Youssou Ndour sax wéy na ko ramatu da ciy naawandoor dong ci picc ndobin yi xam nga picc ndobin dafa ñuul ramata dafa xonq mun nga nekk ci biir politique yi te taxuñ la ñuy def taxu laa jóg donc lépp lu ñu def rek dañ ci réfléchir penser ko et puis di ko jéem a méngaleeg suñu cosaan parce que ramatu Sénégal picc Sénégal du picc feneen boo doon dem ci turam ci français ramante du Sénégal lañ lay wax picc Sénégal du picc feneen donc loolu la ñu jël mooy bleu bi di bleu ni asamaan yëkkatikoo ñu ciy ut yëkkatiku di picc ramatu bii nga xam ne kenn du ko sex waaye boo ko mayee nopp mu may la di ko mellal di ko wan Sénégalais yi te nag ma wax la benn affaire dama doon wax ak kilifa gu mat ki dëkk bi mu ne ma mandarga Sénégal jàmm la mandarga Sénégal jàmm la amuñ dara waaye jàmm ju fi nekk moo tax ñu am ay nit ñu ki ñu nit ñi mën a dégg ci Sénégal ay tur yu nit ñi mën a dégg ci àdduna ndax suñ jàmm jooju moo tax ñu di koy gën a dëgëral gën ko ñoŋal te ñu gën ko defar ba mu ne respecter dignité humaine ci loolu la ñu nekk. mais tey ngeen nekk coalition bu bees. yaakaar naa bii mooy nekk seen première participation. ci ay élections ñu leen doon xaar ngeen ànd ci ay ñi nga xamante ne peut-être xaw nga jug junj sax ci li nga xamante ne moo tax ngeen sempeeku pour demal seen bopp mais dafa am lu bëri ci li ñu leen doon xaaree muy Fadel Barro ànd ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk Kaolack di ay doomi Kaolack mën nañu tuddee ay doomi Kaolack parce que mairie bu Kaolack la ñuy laaj wala Fadel Barro dem ànd ci ak ki nga xamante ne mooy Mariama Sarr dinañ ci ñëw ndax gis nañ sortie bi nga def attaqué ñi nga xamante ne mooy bilan moom dinañ ci ñëw mais lan moo tax Fadel jëlul décision pour dem ànd ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy candidats yi nga xamante ni ñoo fi nekk surtout le choix du président de la République peut-être mën nga ko sauter parce que yéen du ngeen ànd ak le président de la République mais le choix de Serigne Mboup et d'autres yi nga xamante ne mënoon ngeen ànd ak ñoom comme yéen coalition bu bees ngeen. lu tax Kaolack TV demul ànd ak Walfadjri lu tax yow demoo ànd ak lu tax nga nangoo samp sa télé gëm sa bopp ne ëllëg dina mel ba toll fu Walfadjri toll. mën naa tontu loolu simplement waaye ëpp na loolu ndax nee naa la xëccoo bi am ci kujje gi ak nguur gi permettrewul maanaam du tax nit ñi dégg jàmbatu askan bi dëgg-dëgg ndax dañ naan kujje la rek wala ñu ne nguur gi la rek dañuy nekk di xasante ko xuloo ci seen biir waaye waxatuñ dëgg-dëgg jafe askan bi moo tax mënuñ fa bokk ñun dañu xàll jàmmi gox yi ngir nit ñi dégg li askan bi di jàmbat ndax nit ñi dégg saafara bi askan bi di indi saa su ne te kenn mayu ko nopp ak ñooñu di indi saafara ñu tànqam lu leen ndax amuñu alal ndax bokkuñ ci parti bii paa ñoom ñu mën a indi seen kàddu Kaolack ay dégg ko gis ko jàppale leen ci ñu defar Kaolack loolu àndut ak dem di ànd ak keneen
ngeen choisir dem yéen kenn. gëm sa bopp. gëm sa génération. gëm say xalaat ba pare gis ne beneen solution am na bu dul solution bu ñuy proposer rek. yow du wax nit ñi war a foog ne. booy def politique da nga war a dem topp kenn lu tax xam nga Kaolack Thiandoum da koy wax toujours si ñun la bokk ak yeneen ci suñu gars yi ne essayé nañu politicien ci Ablaye Diack taxul mu dox essayé nañu intellectuel ma jëy na prof mat la taxul mu dox essayé nañu aussi doomu daara su ma nijaay Ahmed Khalifa Niass papa Khalifa Niass essayé nañ ko fi maire taxul mu dox essayé nañu aussi jigéen ku mujj kii mooy Mariama Sarr essayé nañu aussi borom alal vava yéen a ngi koy fàttaliku taxul mu dox ñi ma la limal nii ñëpp xam nga lan lañ bokk xam nga lan mooy seen dénominateur commun lan lañ bokk mooy ne ñoom ñëpp dañoo aajoo ci ay parti yoo xam ne ba muy jug Kaolack taxu ko jóg dañuy aajoo ca Dakar ay nit taxaw fa am seen parti ñoom ñu bokk ci ñoom ñoo leen di tànn pour Kaolack waaye tànnal leen ñooy tànnal Kaolack waaye ñi ñuy tànn Kaolack boobu ba léegi li nga fi am yëpp ci candidat parti politique yi ñoo ñuy tànnal ñan la ñuy tànn ñun waaye du ñun ñooy tànnal suñu bopp kan lañ jiite xoolal exemple bi gën a flagrant jamono ji rek ci Benno Bokk Yaakaar xëy na buñ laajoon waa Benno yi dañ tànn keneen ku dul Rahma xëy na bu ñu leen laajoon dañ tànn keneen ku dul Pape Demba waaye dañoo toog rek seen conseillers yi sax tànnuñu ko ci Dakar lañ koy décider tëju ci ay néeg rek wax jël leen yéen Kaolack tànn leen ci diggante kii ak kii lu tax. boo demee ci kujje gi aussi c'est la démarche bi c'est pareil bokk nañu bëri ñu génn Pastef ndax loolu lañ fa doon xeex parce que da ngay toog rek waa Dakar yi toog tànnal ne yéen waa Kaolack ci choix bii ak bii rek ngeen am lu tax pour man loolu moo tardeel Kaolack moo tax ñun buñ jógee aajowuñ ci kenn mouvement bi fii la juddoo Kaolack waaye ñoo ko tànn ba ci conseillers yi doo ci fekk politicien yow nga ciy fekk ay journaliste ay dawalkatu Jakarta ay suñu yaay yu nekk ci mbedd mi di jaay cere parce que am nañ xalaat ci seen gox bi ay meeru tontine yi ak suñu jànq tontine yi ñu nekk ci tontine yi ak leket yi ñoo ci nekk ay tailleur ay cadre de l'administration ay borom xam-xam ay jàngalekat mais toujours da nga ciy gis ne ay Kaolack yu simple lañ yoo xam ne jamono ju nekk ñu doon ut solution pour seen koñ pour seen quartier pour seen ASC waaye kenn mosu leen boole ci ni ñuy gérer dëkk bi lu tax ñu foog ne par exemple nga jël liste bu mel ni Benno Bokk Yaakaar koo xam ne nekkoon na premier ministre te defalul bokk koñam dara nga mun ko tey ne da nga koy def conseil lan la ñuy indil koo xam ne nekkoon na fi ministre koo xam ne nekkoon na conseiller am na ñoo xam ne ci liste bi depuis Kaolack di Kaolack tant que ñoom boobu ba léegi lu mat 20 ans ngi ni ñu ngi nekk ay conseil te dara soppeekuwut ñu bugg bàyyi leen fa parce que Kaolack mosuñu essayer jeunesse ay jeunes yoo xam ne dañoo tibb ci seen bopp jeunesse ci jeunesse ci xel ak xalaat ak ci doxalin yu bees ñu essayé ko ndax léegi dina baax ba xam waaye lu tax ñu foog ne rek da nga war a topp woy Modou Ndiaye Rahma woy Serigne Mboup parce que am na alal ba kañ surtout que kenn ku nekk ci ñoom da nga am ndigalu Macky Sall pour nga door a def mooy li may wax Dakar lay déterminer ndax da ngay bokk wala doo bokk fii ci Kaolack lu tax doomu Kaolack yi mënuñ gëm seen bopp lu tax Kaolack bokk ci kuréel yi nga xam ne ñoo waroon a téye Sénégal porté ko ndax jamono ji Sénégal di neex nit ñi Kaolack lañ daan nooraan si bu ñu demee ba doomu Kaolack yi di dem ci bitim Kaolack pour uti liggéey y a problème lu tax ndax doomu Kaolack yi xëy rek sëngeem foog ne dañu war a toog ay politiciens di leen tànnal ku leen di jiite kan moo leen doon kan mooy nekk seen kanam ñu di ko nangu nag jox la t-shirt jox la lii parce que diw nee na ndax kii moo am buzz ak loolu ba kañ xam-xam mooy jiite te ay doomu Kaolack am nañ xam-xamu jiite mooy ñun te incha allahu mairie bi dana leen bett waaye danañ ko gañe. gëm ngeen ne di ngeen gañe mairie bu Kaolack. dafa def tamit nañ waxtaan xam nga dafa doon loo xamante ne aussi du loo xamante ne da ngay jug rek yegg ca mairie ba toog. gis nañ fi ñi nga xamante ne parce que ren Kaolack dafa am benn changement comme ni nga ko waxee y a beneen candidat boo xamante ne c'est un jeune
boo xamante Kaolack la juddoo amul benn parti boo xamante ne dafa détaché wu si président de la république pour ñëw def yëfi boppam. moom aussi jeune la. gis nañ fi ñeneen. yaa Babacar Lo Ndiaye. kan mooy jeune Babacar Lo Ndiaye. ci ban parti la aajo. mu dafa détaché wu ci président de la république parce que il était avec le président de la république ñëw ne damay indi changement au niveau de Kaolack dama fiy jëlee ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekkoon mais ñu teg fi ndaw ñi tey yéen tamit ngeen jóg ne Fadel Barro jóg tey pour une première fois ne ñun dañuy gagné mairie bu Kaolack donc loolu dafay am loo xamante ne nii peut-être mën nañ ne Fadel fan la ko teg. gëm nga ko wala gëmuloo ko ci mouvement bu bees. journaliste nga analyser ma ay faits. et non pas man du ma def prophétie politique du ma gisaane katu politique du ma gisaane kat. mais dama lay wax li ma xam ak li may liggéey. ak fan laa ko teg képp tur boo fi munti di indi. xaw ma leen sax amul kenn ku ci structurer une philosophie une idéologie basée sur le vécu des Kaolackois bu jugee ci dundinu Kaolack yi. dañuy jugee aajo ci leneen ay alliance xaw ma lan. xam nga ak ay turu tubaab ak ay xalaatu tubaab ci lañ aajo ba xëy mer ci liñ bokk ndax boolewuñ leen ci moo leen tax ne dañuy xàll seen yoon. bokkut ak ay ndaw yu jóg depuis 10 ans ñuy réfléchir di xalaat ban saafara la ñuy indil waxuma rek seen dëkk de mais seen xeet nit ku ñuul. mais est-ce que communication bi ngeen ba gis ne Fadel au niveau de Kaolack est-ce que yéen def ngeen ko la communication bi nga xamante ne lépp du communication gis ngeen yéen dañuy juum mais nit ñi xam nañ leen aussi. waaw loolu ci njëppaandaw ga la koy nit ñi di décider la koy nit ñi di wax xam dëgg la tey ji ndax njëkkalante wuñu tey ñu bëri yëguñu ko mais bu saf bu amutoon fa bu amutoon cafka doo fi ñëw. doo fi ñëw bu fekkoon ne amul benn intérêt doo fi ñëw mais ñëw nga déglu si parce que xam nga ne am na luy xew fee dafa yëngatu ma dem bëgg a déggal ko samay auditeur wala kon boog loolu pour man loolu mooy journalisme. y a un fait inédit à Kaolack où yow bëggoo ko raté nga ñëw tey la tàllal sa micro dinaa ko taataan tegal ko samay téléspectateur donc y a quelque chose qui se passe wala boog nga nekk journaliste boo xam ne da ngay topp riirandoor gi rek ku jug rek nga dem tàllal ko sa micro. bu dee du loolu rek donc il se passe quelque chose à Kaolack justement ay ndaw yu jóg amuñu xaalis buñ ne gis gëm seen bopp teg seen xalaat ak seen idéologie gëm na dañuy avancer li ëpp solo mooy ne élection yii kese taxuñoo jóg mairie bii taxuñoo jóg mairie étape la ay outils la maanaam ay moyens la buñ ci jotee danañ ko utiliser pour que suñu objectif général bi maanaam Kaolack jag mu gën a gaaw. buñ jotul li danañ continuer moo tax amuñu pression wu élection amuñu pression wu communication parce que ñi nga xam ne dañu am pression wu communication ngir ak pal kese leen tax a jóg ñooy topp dëkk bi di ngàlle ko xuloo ko xeex ñun xuloowuñu xeexoo ŋaayoowuñu sa caméraman bii fekk na ma tey ci terrain bi dox naa ba dajeeg moom ci mbedd mi bi nga may ñëw fekkoon na ma tëdd ndax lan dañu sonn suba teel ba guddi jot ñu ngi ci dëkk bi di wax ak nit ñi di kër par kër luñ ci mën a jot ñu jot ci marché fépp pour ñun wax ak nit ñi ñu dégluñu moo ñu gënal nga ne da ngay communication rek spectacle pour gagner gis nga boo toppee communication spectaculaire bi ba gagner di nga falu yow kenn nga des fa te doo defar dara parce que benn nit mënul defar Kaolack Kaolackois yi ñoo mën a defar Kaolack projet bu ñu indi dañu bëgg moom adhésion bëgguñ nit ñi fal rek parce que dañu war a fal dañu bëgg nit ñi comprendre ko bu ñu ko comprendre ñu ànd ci ñun ñëpp ñu defar Kaolack parce que maire boo fi mun di indi bu dee ñun waa Ndangaan wala ñun waa Gaawaan wala ñun waa Ndargu Ndaw wala beneen quartier Passoire wala HLM bu dee ñun parewuñu ànd pour suñu goxaat bi soppantal du soppeeku xam nga lu tax parce que maire mun na fi def léegi caniveau bu ko waa gox bi àndut wala xamuñ lan mooy njeextaay la amuñ njëriñ bi d'accorduñ ci ànduñ ci sensibiliser wuñ ci bokkuñ ci bañ koy ba ñuy defar projet bi ñu associé leen ci xam nga lu muy indi buñ paree dañu ko def mbalit ba mu fees mu mel ni mosuñ fa def canal te moom lañ fi gis ñaata milliards la ñu xëpp ci suñu réew yi taxul mu baax parce que boolewuñu ci jëluñ suñu xalaat laajuñ ñu ndax d'accord ngeen ci bu ngeen ci d'accord nan lañ koy def expliquer ñu ko bañ comprendre ko donc utuñu lu ñuy ut mooy nit ñi comprendre la ñu tax a jóg. bu ñu ci yàlla dimbalee ci doomi Kaolack gi. Kaolack ñoom la. projet bi ñoom la du ñun. Kaolack waaye nañ fal seen bopp. bu ñu ko comprendre ba ñu fal te gëm naa man ni. dama gëm dara ci football. dama lay koy jox exemple ci football. gis nga ñaari équipe bu ñuy football. benn équipe du dugal bii lu dul dafa structuré
organisé structuré la équipe du jël but maanaam duñ la dugal lu dul da nga déstructuré wu mais tey jii Kaolack kan moo fi structuré quelque chose waxuma la wër ci rajo yi ak télé yi di wax naan candidat la ak sa photo man mos nga gis sama photo ci mbedd mi mais wax ak nit ñi fekk leen ci seen kër yi structuré expliquer leen de quoi il s'agit xam nga lan moo may jaaxal lan moo ma nar a def ree maa ngi gis soiru élection yi ñun ñu gagné nit ñi naan fuñ jaar ndax ba ñuy liggéey ñoom ñi ngi dem di wax loolu maa ngi koy gis nii yow di nga ñëw taxaw fi naan nii fan la ñu jaar dañuy liggéey rek ñu ngi liggéey je fais confiance à la jeunesse kaolackoise je fais confiance aux ASC de Kaolack aux associations aux femmes qui se battent guddeeg bëccëg suba ngoon pour mu sotti ak pour mu soppeeku je fais confiance à dawalkatu Jakarta maan yi nga xam ne ñu ngi taxaw di liggéey gëm na yëf yi mën na jël beneen tournure je fais confiance ak ay jeunes Kaolack ñu mel ni ay Kaolack TV gëm seen bopp samp seen yëf di ko dawal ndànk-ndànk te yàkkamti wuñu loolu laa budde dafay am ndam nit ñi ñooy gis échec ou réussite ci élection yii mais ñun am nañ victoire ba pare parce que xam nga lu tax déjà kenn xalaatawul la ne dinañ am 15 millions pour bokk ñu joxe 30 millions tey ji ci Kaolack xoolal force yi fi nekk yëpp ñun ñooy yéeg ñi ci des ñëpp dañ taxaw ñi ci des ñëpp ils sont restés ils stagnent yaa que jàmmi gox yi qui pousse et qui monte yal nañu yàlla nag may doole ñu pousse ba ca kaw bu ñu fa fekkee bunt bi waxuma la ubbi waaye dañ koy fëq waxoon naa leen ko ci njëlbeen te noonu lay demee. très rapidement parce que Cheikh mu ngi xam naa heure bi mu ngi ñuy waaj a xooj mais ñu dugg ci benn sortie boo xamante ne yow yaa ko def Fadel Barro taxaw ne ne le bilan de Mariama Sarr dafa nul à part li nga xamante ne mooy éclairage public dara baaxul Kaolack en fait ci côté boobu noonu Fadel Barro def benn appréciation boo xamante ni peut-être xaaruñu la fa woon tamit nga taxaw ak li nga xamante ni moom la madame la maire def Kaolack peut-être manque de communication moo tax li nga xamante ne mooy askan bi xamuñu li nga xamante ne def nañ ko ci ñenn ñi parce que c'est des questions yoo xamante ne ni ci débat yi lay jógee nit ñi ñoo koy wax pourquoi Fadel Barro def sorti et ni madame la maire Mariama Sarr bilan dafa nul. ndax déglu nga loolu. déglu nga interview boobu nit ñi di wax. boo ko dégloo di nga xam ne nit ñi ñooy def seen interprétation bopp mais waxuma ci bilan wu apprécier wu ma bilan wu Mariama Sarr bu jotee dinaa ko def defaguñu ko buñ koy apprécier da ngay gis ñu teg ay chiffres. teg budget bi analyser ko ay mën-mënam ay capacité am fan la yem ak fan mooy jafe-jafeem loolu boobaa loolu la ñuy def la ma doon wax dinaa ko leeral dama ni Macky Sall lu tax mu jëlee fi Mariama Sarr te boo xoolee moom bilan yam Macky Sall gën a yées gën a baax bu Mariama Sarr dama ne bilan wu Mariama Sarr gën a yées bilan wu Macky Sall ci réew mi lu tax Mariama Sarr Macky di ko fi jëlee di teg ex jëkkëram di ko toroxal muy jigéen man lu foofu laa doon waxee waxaguma ci bilan wu Mariama Sarr appréciation globale bi ma am ci bilan Mariama Sarr mooy bi ma am ci bilan wu Macky Sall doyuma je l'assume doyuma mais ci dëgg-dëgg li nga xam ne laa bëgg expliquer dama ni Mariama dañ ko toroxal ndax jigéen la parce que li ko Macky di reprocher Macky deful li ko gën loolu analyse laa doon def journaliste laa bu ko fàtte am naa droit aussi damay def samay analyse politique dama ne boo xoolee nii rek joxeeguma sama appréciation globalement dama ni Mariama lu mu def doyuma bu ma doyoon damay dem jàppale ko mais dama ni ci choix wu candidature yi lañ ma laaj ma ni leen xaw ma lu tax ñu jëlee fi Mariama te pourtant bilan am gën a yées bilan wu Macky Sall lu tax Macky Sall yëpp ko moom ndax jigéen la mu toroxal ko teg fi ex jëkkëram bi nga xam ne dafa comptable nu Mariama Sarr comptable ci bilan bi parce que nekkoon na fi presque numéro 2 parce que fii ku yor doomu ñaal bi presque yaay nekk numéro 2 bi mu war a rendre compte Kaolackois ci gestion foncière am Macky Sall lu tax mu sanctionné wul kooku muy Rahma mu bëgg a sanctionné Mariama ndax xëy na jigéen loolu laa wax ma ne jigéenu Sénégal dañ leen néewal doole foofu laa doon waxee nit ñi jël ko interpréter ko nu mu leen neexee mais yow journaliste nga man journaliste la sama confrère yi lu leen neex ñu bind bu leen neexee aussi damay wax toujours ne les faits sont là et que les commentaires sont libres malheureusement léegi dañu jël ay commentaires def ko à la une te duñ jël les faits teg ko à la une. alors ñu dem très rapidement lan la Fadel Barro di teg comme stratégie politique d'ici la soirée du 23 janvier pour nekk li nga xamante ne mooy maire Kaolack très rapidement rek parce que temps bi mu ngi aussi. xam nga dinañu def fan yi ci lu gàtt fan yu gaaw yi ñëw nañ def benn daje boo xam ne suñu programme la ñuy teg Kaolack tegal Kaolack waay programme boo xam ne togg nañ ko te maa ngi rassuré Kaolack waay ne programme la boo xam ne ci ñoom la jógee
ci ñoom la jóge ci daara yi la jóge ci mbedd mi la jóge ci jakarta yi la jóge ci marché bi la jóge ci social bi la jóge suñu jafe-jafe yi ci lañ ko tabaxee ak ay proposition yu claire waxuma la proposition fourre-tout yi ngay gis de bu ma ñëw falee dinaa def lii ak ay engagement yu ferme ak une reconstitution bu claire de on a repensé notre rapport nous-mêmes par rapport à l'autorité municipale, aux possibilités municipales et qu'est-ce qu'on peut en faire. ci yooyu yëpp la ñu nekk réfléchir ci déglu ci nit ñi nekk di ko tabax parce que dañuy bëgg bu ñu yekkee ku ko ñam ne baax na waaye duñ ko parax-paraxee di njëkkalante parce que dañoo bëgg yekk rek mais dañu bëgg bu ñu yekkee tey waa Kaolack dinañ ci lekk ba waa Kaolack ñun suñuy doom yi ak suñuy doomi doom buñ bëggee ñu mën cee lekk ndax yekk ga baax na loolu mooy vision politique dafa war a dépasser les conjonctures aujourd'hui pour xàll yoon woo xam ne bu ci Kaolack ay tegoo dina baax parce que gëmuñu ne candidature ci municipalité dañ ko war a soofantal ba duñ ci indi une réflexion stratégique ci at yii di ñëw dañ koy parax-paraxee rek naxee ku nit ñi ñëw leen waay naa leen tabaxal ay douche naa leen defaral ay canal dinaa fexe ba yooyu jën fi def ay diggaate mu jeex parce que xooluñ suñu diggante ak ngir palu dañuy xool ban njëriñ lañ mun a amal lañ mun a amal suñu askan ak lan lañ mun a apporter loo xam ne postérité bi dafa bàyyi xel nga wolof da ko yàgg léebu te kenn du ko def nan ëllëg dafa mat a bàyyi xel du lekk du naan waaye dañ koy sóoraale ci li ñuy tabax tey nan nañuy sóoraale suñuy doomi doom ndax ñi fi nekk ñu mel ni Rahma bu ñu ko defoon duñ jël suñ suuf si saaxee ko ba ñu war a ñu tabax fii université Cheikh Ibrahima Niass amuñ suuf suñ ko def ndax ñoom ñoo jënd suuf si téye ko toog ci te defee wuñ ko dara moo tax il faut que ñu calculer ñu ñëw suba mais wax yooyu yëpp incha allah jamono ju nekk di ngeen gis discours bu bees ak lu mu tolloo dañ ko jox Kaolack waay. Le Khalife Cheikh Mahi Niass à Dakar def benn déclaration à l'endroit de la jeunesse pour que ñu xoolaat li nga xamante ne mooy seen démarche ci Kaolack en tant que journaliste en tant que jeune leader boo xamante ne porteur de voix nga ban appréciation nga def ci déclaration Khalife bi très rapidement. Cheikh Mahi li ñuy def lay wax. Cheikh Mahi boo ko si dégloo bu baax a baax discours am bi yëpp lan la ci liñ nekk la. da pour man def ñuy encourager parce que même politiciens yi rëg ci kanamam dégguñu ko lan la leen di wax maa ngi xaar ay doomu Kaolack yu gëm seen bopp ñun la yegg si nañ lan la leen di wax maa ngi xaar ay jeunesse boo xam ne duñu wax nañu ñu talpana wala lii waaye dañu leen indil ay proposition rêvé loo leen ñun ñu ngi nii ñoo koy def Cheikh Mahi lan la wax Kaolack quoi ak sénégalais bu nekk même bu dee da ngay jaay caaf nekk fa def ko ba ku ko ñëw fekke ko xam ne yaa ngi dimbali réew mi ñun la moom la ñuy def même politique bi ñuy def nii ñu ngi koy defee façon boo xam ne ñu ngi sóoraale sénégalais bii ñëw ëllëg dans 100 ans dans 1000 ans toujours ñu ngi koy wax Cheikh Mahi loolu la nekk donc ñun Cheikh Mahi ñun lay wax ak di ñu encouragé ak li ñuy def nii mu jël mu koy wax pour que adduna yëpp gis ko xëy na nag toogu ñoo moom ba ñu ne waa jàmmi jaa ngi nii parce que ñun dañoo décidé ne suñu sëriñ si suñu leen politiqué suñu diggante ak sëriñ si suñu néeg yëttu la mais duñ ko wax ci biti duñ dem ci biti yóbbu caméra yi naan sëriñ bi waaw jox nañ leen cër boo xam ne journaliste du fekkee fu ñuy waxtaanee ak suñuy sëriñ parce que suñu baatin la pour lan ñu war ko génnee di ko politiquer bokk na ci lu yàq réew mi gëmuñu kon duñ ko def li ñu séq ak suñu sëriñ si ñu ngi koy def mais déclaration publique am yi pour ñun encouragement la parce que ci lu ñu nekk lay nekk di wax di ci oo ndaw ñi donc dañuy sant yàlla te gën a dëgër ci yoon bi ñu jël jàmm la sëriñ bi di wax non suñu mouvement bi nu mu tudd jàmmi Kaolack jàmmi gox yi jàmmi Sénégal jàmmi àdduna ci loolu la ñu nekk donc on est en phase. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci nangu bi nga nangu teew ci suñu plateau à vous la parole. jërëjëf maa ngi lay nii toujours comme ni ma koy waxee damay am contentement wax ci média wu Kaolack yi parce que su ma sañoon bokk ci voix wu Kaolack yi mais Kaolack am ay média yoo xam ne aussi bu ñu waxee àdduna yëpp mun ko dégg. te bëgg naa seen média bi Kaolack TV dem ba nga xam ni képp ku bëgg a am information ci Kaolack da ngay ñëw boo ñëwee lex lépp lu ñu waxee ci Kaolack ñoom danañ ko jàllale ba àdduna yëpp dégg ko te maa ngi leen di ñaanal loolu yal na leen ko yàlla defaral ci Kaolack ak jàmm. ñun tamit ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax mu nekkoon Fadel Barro candidat à la mairie de Kaolack nekk ci coalition Jàmmi Gox yi doon ki nga xamante ne tey moo nekkoon suñu invité suñu plateau à vous la parole comme ni ngeen ñu koy laajee chaque jour rek dinañu doxaat ci beneen candidat à la mairie de Kaolack
rek pour jox leen li nga xamante ne mooy la nga xam ne moom la xalaat ne bu ko yekkee nga ci plateau Kaolack TV dina mën a jot ca mairie bu Kaolack loolu yi tamit nag dinañ ci dikkaat ci nu mu gën a yaatoo di jaajëfal yéen ñiy teewlu chaque jour rek yéen a ngi ñuy teewlu waaye tamit yéen a ngi ñuy encouragé ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal équipe bu Kaolack TV bi nga xamante ne ñoom ñoo nekk si ginnaaw ba à chaque fois rek fu ñu dem ñu mën a def li nga xamante ne mooy liggéey bu mucc ayib ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen jox dig daje à très bientôt ak beneen candidat jaa ngeen jëf